leen ko bu ko defee gàcce du leen ci fekk ginnaaw loolu nag ñu waxtaanee SNHLM justement monsieur Thiam victime SNHLM Thiès moom Gora Ngom sama doom baay bi junjoon na ko sànq li ñu fay dund metti na. oui Asma moo tax ñu libellé thème bi politique d'habitat social au Sénégal faut-il continuer avec les sociétés publiques immobilières parce que questionnement boobu dina trouver légitimité ci propos yi nga xam ne nii c'est des propos à venir de notre invité quand on sait que Sénégal problème mu logement lu fi am problème la lu fa metti la trop ba taxoon depuis les années 50 notamment en 1960 avec l'OHLM bi ñu fi tegoon mu dem ba en 1987 mu nekk SNHLM capital de 6 milliards ñu war a participer n'est-ce pas à combler le gap n'est-ce pas de logement qu'il y a au Sénégal pour logements sociaux surtout nga xam ne ni daanaka soo xoolee SNHLM loolu rek lay tekki société nationale des habitats à loyer modéré bon ce n'est pas le cas d'espèce parce que boobu ba léegi il y a tellement de griefs qui sont levés à l'encontre de ces sociétés là moo tax ñu invité ko moom d'autant plus que depuis comment on appelle 2006 avec la nouvelle loi d'orientation xam nañ ne sociétés publiques yi mënatuñoo dem ba tax na may nañ agrément yeneen sociétés yoo xam ne c'est des sociétés privées immobilières yoo xam ne dañuy participer ci réussite 100 000 logements yooyu bon moom mii di Gora bokk ci coopérative association coopérative collective bi nga xam ne ni ñoom ñooy les impactés les impactés n'est-ce pas de la SNHLM de Thiès mu ñëw tey parce que bon ils se sentent lésés depuis 10 à 15 ans ci problème boo xam ne dañu ko am ak justement ñu koy am ak 20 ans sax voilà donc 20 ans lañu ko def ñu bàyyi la nga dérouler nga expliquer ñu justement lan moo lañ jotee ak SNHLM. waaw Thiam maa ngi leen di nuyuwaat bu baax waaw ci parole bi ngeen ma jox temps d'antenne bi di leen ci sant bu baax a baax pour ñu mën a jàllale suñu message mën a wax li ñu metti waaw parce que ay jamono ci ginnaaw dañoo gis li xew Sénégal benn parcelle ñu jaay ko juróomi nit yaakaar naa koo gisul dénk ko benn parcelle ñu jaay ko fukki nit ñu yéeg ko wàcc ñun nag ñu bañ loolu lépp dañu ñu ni nañ dem ci société nationale société étatique muy SNHLM ñu jàpp ni bu ñu fa demee dinañ mucc ci loolu ndeketi au contraire lañ doon daw ci biti moom lañ fekk biir SNHLM waaw loolu tax nag ñun ñu former collectif waaw biñ ci amee ay jafe-jafe ci lañ former collectif les collectifs bi ay veuves ñu ngi ci biir am na ñoo xam ne ay jirim lañ seen i waajur ñoo ci bokkoon ba seen i waajur génn nañ àdduna bàyyi fi njaboot gu sew tey ñu ngi ci biir am na ci ñoo xam ne marché la ñuy jaay di jaay jën am na ci ñoo xamante ni ñi ci ëpp bokk ci gàttal ay locataires lañ ay góorgóorlu ay néew di doole lañ daal très bien mais léegi lan moo leen jotale ak HLM fait bi lan la ban problème ngeen am ak ñoom waaw li ñuy jotale ak SNHLM comme ni ma ko waxee dañoo bëggoon lu wóor ba dugg ci léegi biñ demee ñu fekk fa chef d'agence buñ naan Cheikh Thiam waaw bi ñu ñëwee parce que ci biir SNHLM lañ dem bi ñu ñëwee mu ubbi ñu dossier daan ñu jox benn numéro compte boo xamante ni seen CA la ni compte bii da ngeen ciy verser soo leen demee ba matal ñu jox leen seen parcelle ñuy verser ba matal bu ñu ñëwee moom mu ñuy wax ay waxu naxa saxandag naan état bi lay xaar ñu yónnee ko ay géomètre ñu borne kaak boo demee ba nar a aalu sax mu ne la kii société état la étatique la du mus a am problème te tamit ñun tamit loolu lañ gëmoon. du mus a am problème ñun daal ñu dem ba benn moment 2017 Cheikh Thiam dem retraite am ku ko fa remplacer ku tudd Matar Ba mu doon chef d'agence léegi nag ñu ñëw ci Matar Ba bi ñu yëgee loolu ñëw ci Matar Ba di ko laaj suñuy parcelle mënuñu yéen dañ leen attribuer ay numéro waaye amu leen fi dara. waaw parce que. mu ni xaalis bi nga doon versé gisuñu ko ñu ne ko lu tax gisuñu ko mu ni directeur chef d'agence bi nga xamante ne SNHLM da kaa tegoon agence bu Thiès moo yóbbu xaalis. mais ni ko yóbbu xaalis boo xam ne da ngeen ko versé ci banque ban banque la woon déjà. CNCAS. waaw ñun tamit mu jaaxal ñu ne ko ñun loolu wóoruñu. parce que ñun jaaruñu ci gardien bi. jaaruñu ci agent simple bi. dëgg la ñun ci chef d'agence bi nga xamante ni. fekkuñu ko ci mbedd. fekkuñu ko ci këram. fekkuñu ko garage. dañ ko fekk ci biir SNHLM. ñu jël suñu xaalis ñu expliquer ko mu ubbi ñu dossier jox ñu compte. kon ñun loolu lañ mën a kii. kon nag kooku bu ko lekkee ñun boo leen nee Cheikh Thiam lekk na ko ñun wóoruñu. waaw ñoom jëm kaw jëm suuf mu ni Cheikh Thiam lekk na ko
waaw ñun SNHLM ngeen amal affaire. ñun SNHLM la ñu amal affaire. waaw après nag ñun loolu mënuñu ko dégg parce que ñun mënuñoo gëm ni SNHLM formé Cheikh Thiam ci compétence ci jub ci wóor ba mu doy leen. ñu yëkkati ko teg ko SNHLM ni na leen di orienté kon Cheikh Thiam lekk xaalis bi ñu ni léegi ñun góorgóorlu yi ñun ñooy jël xaalis boobu loolu du yoon. te ci foofu nag. mu metti woon lool ci côté nit ñi parce que ñi ci bëri ay locataires lañ. am na ñoo xam ne 6 mois la ñuy dëkk ñu génne leen mu metti woon lool gis nga ci jamono jooju da ngay gis nit dafay ñëw ba léegi nii sax nit ñaa ngi ñëw SNHLM di jooy nit dafay ñëw jigéen ñi dañuy jooy ba dañ leen yanu yóbbu leen. mais ñaata ngeen jëndee parcelles yooyu et puis yéen avant ngeen jël parcelles yooyu est-ce que dem ngeen ba ci site bi ñu won leen site baa ngi nii da ngeen di tànn wala da ngeen jël leen attribuer ay numéro noonu de manière forfaitaire. parce que balaa ngaa jënd dara aussi foog nga gis ko. très bien parce que déplacé wu ngeen ba ci site bi ba gis site bi. effectivement très bien dem nañ ba ci site bi. ba gis bayal bi. waaw ba gis bayal bi bañ wan ñu ko nii. ni fii mooy unité 4 ak unité 5. waaw ci lañ dem soogoo inscrit. bi ñu inscrit tamit mu kii ñu ci compte beeg yooyu yëpp. mais après nag à la fin li ñu doon wax ndeketi dara amu ci. boo ñëwee mu lay lëre di la lëre ba nii. justement moom wax na lu am solo xaalis boo xam ne ci banque la doon jaar ban banque la dem ngeen ci banque googu laaj leen fan la banque bi doon verser seen xaalis ak kan la ko doon verser. est-ce que am ngeen reçu bi ñu naan verser am ngeen benn xam ne justificatif de versement reçu xëy na jox leen reçu. waaw très bien. ay wala ay carnet comme d'habitude ñu koy defee. seen CA la ko doon verser. te jox nañ ñu ay reçu. te ñu ngi crédit agricole. crédit agricole. très bien waaw. ñu ngi reçu ñoom nag bi ñu ñëwee war nañ leen reçu yeeg yëpp mais ñoom ñu ni lii problème bi ñoom ñu ni Cheikh Thiam xaalis boobu ba mu ko jëlee ci banque CNCA bi daf ko waroon a dugal ci biir SNHLM mais daf ko détourné ñun leen nag ñun loolu suñu néew ci loolu seen engagement la. banque bi la sàccu leen. waaw léegi ñoom nag ñu ni léegi ñun ñoo koy fay waaw ba pare nag mu metti ci ñun loolu fi mu toll su ma neel am na ñoo xamante ni dañoo dof ci loolu doo ko gëm. nee nga ma sànq nee nga ma sànq am nañu fayaat. waaw am nañu fayaat une deuxième fois. très bien d'après léegi ma expliqué. maa ngi ñëw ne dañ leen nañ fayaat deuxième fois c'est-à-dire temps bi la ñuy xëcc kii moo tax ma lay poser la question boobu. am na ñoo xam ne bi ngeen ñëwee ci ñoom wax leen ko mooy ñi nga xam ne diriger SNHLM dañ leen da ngeen di reprendre procédure bi am na ñu reprendre procédure bi. très bien fayaat encore ay terrain te taxul ñu jot ci ba léegi. très bien après nag ñun bi ñu jugee foofu yëpp. c'est du n'importe quoi. bi ñu jugee foofu yëpp ñun léegi dañuy dem ci kilifa Cheikh Thiam ak kilifa ki remplace Cheikh Thiam muy Matar Ba muy l'ancien directeur général SNHLM muy Mamadou Kassé ñu ni léegi bu ñu demee comme ñun ay góorgóorlu lañ Mamadou Kassé dinañu yërëm lijjanti situation bi mais gis na bi ñu demee ci Mamadou Kassé benn yërmande nekk amu ko ci mbooloom benn yërmande Mamadou Kassé dafa ñëw daan ni da ngay di fayaat parcelles yi parce que parcelles yi agent bi nga xamante ni SNHLM tegoon na ko Thiès moo lekk xaalis bi kon nii da ngeen di fayaat. porté ngeen plainte SNHLM. bonne question. waaw c'est une bonne question. amuloo temps bu bëri c'est une bonne question. léegi ñun bi ñu jógee foofu wut nañ avocat ba avocat bi mu ngi ci ñu ngi toog di xaar bi ñu jógee foofu dem nañ gouverneur informé ko dem nañ sous-préfet bu Thiès informé ko dem nañ bureau SNHLM bind leen lettre ñëw nañ ba ci président de la république informé ko ñëw nañ ba ci. dem ngeen ba ci président Macky Sall. waaw bind nañ ko lettre information. est-ce que lettre bi yegg na aussi. ban ngeen en tout cas ñun moom bind moo ñu ci war mais bind nañ ko yóbbu ko. très bien dem nañ tamit ba ci ministre Boun Abdallah Dionne wax ko ba boobu sax jamono yooyu bi Matar Ba ñëwee nee na Boun Abdallah Dionne ñëw na ba ni nañ lijjanti problème boobu may dégg Thiès mais ba léegi amul benn. mais amul kenn sax ku ci jot benn parcelle sax koo xamee ni sax au moins am na sax satisfaction ci loolu benn Cheikh. non am na ñoo xamante ni Cheikh Thiam avant muy dem am na ñoo xamante ni joxoon na leen parcelle mais SNHLM ci boppam bu Thiès ñoo reconnaître loolu parce que dañ ni xaalis boobu ñu vers seen CA gisuñu ko kon ñooñu foog ñu ñëwaat fay deuxième fay ba nii pour ñu mën leen defal contrat. waaw ana Cheikh Thiam ana Cheikh Thiam. waaw xam nga ñun Cheikh Thiam moom man dama naan ñun amuñu moom affaire ñun agence bi lañu am ak affaire waaw. mais moom moo fa nekkoon ci direction bi ñu retraité nag après nag à la fin maa ngi dégg ñu naan fi mu toll dañu ko arrêté loolu daal lañ ci am. dañ ko arrêté waaw. maanaam mi ngi ndungu sin. très bien c'est normal. waaw très bien en tout cas mi ngi noonu kon yéen ñi ngeen di sàkku jamono ji. voilà justement son dernier mot comme ni ko Asma waxee lan mooy seen lan ngeen di wax askan wi ak lan ngeen di xaar ci état bi nii fi mu toll nii. waaw ñun li ñuy wax askan wi mooy ñu dimbali ñu parce que ñun ay góorgóorlu lañ te tamit amuñu lenn lu dul lii. très bien waaw kon léegi ñun lii buñ ko yaakaaree ba bëgg cee jot pour dugal ci suñu njaboot pour tous les sénégalais kon jàpp naa ni buñ naan ñu diw moo ko lekk ak diw dañuy jaaxal dañuy jaaxal. waaw dem nañ nag ba ci Diagne Sy Mbengue waaw moom munuñu dinaa lijjanti lii
dinaa fexe ba képp koo xamante ni SN HLM jox na la numéro dinaa lijjanti nga joxe sa parcelle mais depuis boobu ba léegi nag def na 2 ans ñun nag bind nañ ko ñaari lettre ak bi ñu koy waaj yónnee muy ñett amuñu benn suivi en même temps tamit gis nañ ay kilifa diine kilifa aada pour ñu fexe jaañ si mbeng ñëw toog ak ñun pour lijjanti lii mënuñu fexe ba gis ko moom daal mën naa dafa tëj buntu tëj fenêtre wàcce rideau waaw te li ñu gën a metti nag ñu ngi ñaxtu ñu ngi def lu nekk yooyu yëpp tamit lijjanti ko barki démb mu génn fii di annoncé 100 000 logements ñun nag loolu duñ ko nangu parce que duñ nangu tamit sa kër di tàkk faye googu naan da ngay dem kii feneen waaw duñ nangu tamit ñun duñ nangu ñun nax ñu ñun sénégalais yi ba bëgg a naxaan ñeneen loolu moom duñ ko nangu jërëjëf Gora sant nañ la bu baax xam naa ne metti na trop mais yaakaar naa ne état bi dégg na ko SN HLM dégg na ko autorité yi dégg nañ ko état déggul dara mais lii benn seconde rek déggul dara lii xam nu mu tudd c'est triste c'est un état qui vole ay nit ay population et c'est catastrophique et SN HLM ils l'ont fait aux gens de Mariste immobilier la ñu daanal fële ca Mariste mais c'est pas sérieux nañu ko wax c'est pas sérieux. Très bien, vous dites. waaw ak li ñu gën a métti yeneen chef d'agence yi fi daan jaar daan nañu wax sax boo ñëwee daan nañ la nax naan dañ ko état bi dañu yónnee ku leen ko géomètre bu leen ko borné ak yooyu sax ñuy am yaakaar mais chef d'agence bii fa nekk muy Diop Ibrahima Diop moom daanaka moom li mu ñu wax sax mën naa la nopp mënu kaa dégg parce que boo ñëwee day ubbi ordinateur lan la leen wax lan la leen wax moom boo ñëwee day ubbi ordinateur bi daan nga gis nga parcelles yi dañ ko tabax parcelles yi ngeen fay ñaari yoon fi mu toll yii yëpp gis nga mooy tabax bâtiment yi ñu tax mais comme da leen wax dëgg gi fi ne waaw dëgg gi la ñu wax mais li mu ñu wax dafa doon loo xam dafa gën a garaaw suñu affaire léegi ñu ni ko lan moo ci solution mu ne li ci solution mooy da ngeen di dem toog xaar DSCOS gouverneur préfet sous préfet ñoom ñoo jéem a waxtaan xool nuñ def ba toj parcelles ñu ni ko kañ la mu ne moom loolu xamu ko te ba mu ñu ko waxee ba léegi def na ñaari at très bien def na ñaari at waaw xam nga loolu tamit loolu neexul a dégg yow ñoo xamante ni c'est une entreprise publique qui vole ñoo xamante ni ñu ngi ni siiw pour génn ci location yow nga naan leen parcelle leen fay ñaari yoon mu ni chef d'agence yi fa jaaroon ñoo protégé wu site bi ba am ñeneen ñu leen ginnaaw tabax ko man ni ko da nga ciy boole ni ñoo protégé wu site bi ba pare ñoo protégé wu clients yi. Très bien en tout cas merci beaucoup lu def ci nag li xajul ci cin li du dëgg faw ñu dogga daggee ko daal di ko saam bu ko defee mu bëri merci beaucoup monsieur Thiam. vraiment di wax ne vraiment état bi comme ni ko Paasan waxee koo xam ne ni su tiitee ci yow lay ñëw laxatu vraiment su ñëwee da nga kaa war a aar. war ko kii mais pas nga di ko gruger. vraiment c'est triste man dama affaire daf ma dépassé sax ba xaw ma sax question yi ma la war a poser. parce que moi vraiment ça je tombe des nues quoi. merci beaucoup en tout cas à vous deux merci pour votre présence sinon nag ñu dem page publicitaire changer de plateau on va mettre une touche féminine avec Fatima Diop et Fama Ba bu ko defee ginnaaw publicité ñu dugg ci biir actualité. jàmbaar mooy ki fonk liggéeyam te ñeme coono xarañ te am fi doon gaynde man maay 7X